N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. di ziar di gërëm Souleymane Niang ni nga ko waxee directeur bu information groupe Futurs Médias Souleymane ñu ngi lay gërëm di la sant ci teewaay gi ak taxawaay gi di gërëm monsieur le directeur général Birane Ndour ni nga ko waxee ak tous les directeurs tout le personnel ndax xam naa fi ñu toll ñoom ñëpp seen xel mu ngi fi bi xew-xew bi amee ba tey it auditeurs yi il ne cesse d'appeler ñoom ñëpp seen xel ñu ngi fi mais Kolos ginnaaw bi ñu sante suñu borom parce que gis nañu dégâts yi foo ko natt wees na fi matériel yi waaye ñun dañuy sant suñu borom bi ñu leen fi fekkee ak bakkan waaw le personnel l'équipe du soir ñu ñëw fekk leen fi ak bakkan loolu la ñuy njëkk a sant suñu borom subhaanahu wa taala soog a ñëw ci wàllu yàqu-yàqu yi di ko mettitlu ndax ku ne xam nga effort yi borom kër gi def fan yi ci ginnaaw kër gi boo fi ñëwaan xam ni li fi ne ay téeméeri millions ci wàllu investissement ginnaaw monsieur le PCA monsieur le directeur général ñu gërëm leen gërëm madame Ba ci taxawaay gi palais de l'immobilier kon boo ñëwee tey gis kër gi sa yaram dafay daw waaye ni ma ko waxee ñun xam nañ ne seen bakkan rëcc moo gënal borom kër gi xam nañ ni seen bakkan rëcc moo gënal les auditeurs moo gënal waa Sénégal kon ñu ngi leen di ñu ngi ciy sant suñu borom ci fànn woowu di ñaawlu nag li xew ndax lii moom bettu ma boobaak léegi avant sax lii di am ci mbas mi avant mbas mi su ma masaan ñëw ci kanamu micro bii lan laay woote Kolos ci réew mi jàmm parce que dama xam ni ci la lépp xaj dama xam ni buy taw kenn du fobeere wala boog doo mas a setle Sénégal nag jamono yi actuellement foofu lañ toll j'en profiterai pour demander à tout le monde ñu woote jàmm ba noppi soog a wax waxi naka la ñuy def léegi pour ñoŋal démocratie bi actuellement mu ngi taw xeer yu metti ci réew mi li war mooy ñu bañ a fobeere nañ fexe nu taw bi taxawee ba pare ñu soog a fobeere mais daal loo ci mënti dégg rafetlu wuñu li xew tey RFM ndax bu weesoo le droit à l'information bu auditeurs yi am bu weesoo ñi nga xamante ni ñooy journalistes yi ak seen sañ-sañ lii ñu ngi koy ñaawlu te di encore une fois rappeler à l'État du Sénégal son devoir ndax boobaak léegi it maa ngi koy wax di ko baamtu Souleymane du ma weddi keroog bi ñu nekk ci antenne bi xëy naa wax ko waxati ko ci ngoon à chaque fois dama doon baam ne je rappelle à l'État du Sénégal son devoir son obligation d'assurer aux Sénégalais leur intégrité physique et leur bien kooku boobu seenoon naa lii ndax ku gis xale yi ci mbedd mi boobaak léegi xam ne lii kenn xamul lu mu ñu ngi nag regretter vraiment ce qui s'est passé ce soir à la RFM di sant sunu borom bu baax parce que nee naa la ku ne jàkk kër gi xool ko la ngay njëkk a xalaat mooy ndax bakkan des na fa ba noppi kon balaa ngay wax matériel balaa nga ni naam ne fa mais ñaawlu nañ ba fa ñaawlu yem taxawaay gi du nag soppi dara lu toll ni tarafatal ay ni ci nañ daa liggéey ndax groupe Futurs Médias ñun du ñuy faral di wax en dehors du travail ndax xam nañ ni nit ñi soxlaawun lu may sunu liggéey waaye nag ku gërëmul nit doo gërëm sunu borom ñun suñu président conseil d'administration Youssou Ndour buñ ko gërëmee ba noppi dañ leen di seedeel ni en tout cas ci man ci Souleymane ci ñiy toog fi ku ne mën na ma seede parce que man jomb naa di wax samay nawle di ma weddi dañ leen di seedeel ni duñu toog fii mu woonu benn seconde ne wax lii wala bu leen wax lii taxawee leen nii wala bu leen taxawee nii ñun dañuy fàtte sax ni un ministre de la République moom kër gi parce que xam na ni ay professionnels la ko séqal te ci njëlbeen bi muy samp kër gi lu mu njëkk wax man damay def comme Real de Madrid yooyu laan def comme misaal équipe c'est-à-dire que je prends les meilleurs ma indi leen ñu liggéey moom bu tëddee day nelaw di ngeen toog ay weeri weer du ngeen ko gis ak jot kenn du ma weddi ci liggéeykat yi ci rajo laay waxee en direct en plus c'est pas en différé lu ñuy monter li may wax en direct la kenn du ma weddi di ngeen toog ay weer du ngeen ko gis di ngeen toog ay at du ngeen ko dégg lu may li ci nit ñi am ci seen li yàlla def ci moom une star internationale nit nag boo bëggul sa alal jàmbut bëgg alalam ndax Sénégal xam nañ ko Youssou Ndour waaye àddina ñoo leen gën a xam ko Youssou Ndour kon loolu aussi buñ ko seedewul duñu ay gor li tax ma def ko mooy nit ñi seen bopp li ñuy xalaat nekkul xel nag mën nay umpule dara di xalaat lu ci bari moo tax bu ñuy leeralante ngeen xamee ko ni Youssou Ndour seexal nañu ci liggéey bi parce que xam na ni ay professionnels la ko seexal liñ fiy def yépp ci kër gi responsabilité lañ koy defee avec des journalistes professionnels ñoo xamante ni man mii du ma xool sax lu ca bari la ñuy def Babacar Fall noonu Souleymane Niang parce que encore une fois dañ ko seq kay nawle des professionnels ba pare nag des passionnés moo tax encore une fois ñu ngi masawu ñëpp di gërëm auditeurs yi tous les soutiens kilifa dina kilifa aada yi mais au-delà de la rajo RFM maa ngi ñaan Sénégal ñu war a wax ak nu ñu ko mën a waxee ak canal bu ñu mën a jaar parce que du ma wax kenn noo koy waxee mais réew dina toll foo xam ne ku ca waxul ëllëg lu xew yowa te Sénégal tollatul ci matériel
tey jii kenn xalaatatul lal bu nooy boo tëdd wala oto yaa ngi gis ñu naan lakk nañ oto yi nit ñi seen bakkan la ñu rawale kon kay ngal la nanu ba suñuy intérêt personnel nanu ba suñu intérêt yi oto tabax ak yooyu ci sowe réew mi nanu suñu réew gënal suñu bopp ba noppi ñu bàyyi parparloo gi péete gi Sénégal nag séddoo nañ ko ne xaal ku ne parti bi laa bokk ku ne chapelle bi waa ñi farak Sonko loo wax ci moom ñu saaga ndey ñu farak nguur gi loo wax ñu saaga la bu dee tarixa yi gis nga bu ma dee tijaan jéem a wutal sikk murit ba et cetera yooyu yëpp ay naxee mbaay la ay sénégalais lañu tey jii bu mu ñàngee amu ci kenn ci ñun ko am visa génn réew mi bu Dakar wala Sénégal doon tàkkit day ànd tàkkaalik ñun rek maar day ims waaye kenn mënta ci ndax boo dëccee sa xanaa boo dawee sa xel dem ci sa doom jo nga ba sa ginnaaw sa soxna ba nga ba sa ginnaaw wala sa bàjjan wala sa mbokk wala sa dëkkandoo war nañoo rus jombale suñu bopp di gaañante suñu biir waaw maa ngi ñaan vraiment encore une fois ñu delloo ci xel yi te wax dëgg yàlla fexe ba xel di noot xol saa su ne dans toutes nos actions di leen gërëm di leen sant Souleymane di la ziar encore une fois di la masaw. El Hadji Assane suñu directeur fii ci RFM bokk ci kilifa kër gi maa ngi lay fay di la masaw. jërëjëf di nuyu suñu mbokku auditeurs yi ak ñi ñu seetaan suñu mbokku téléspectateurs yi gannaaw am na ñoo xam ne mën nañ ñoo seetaan ci réseaux sociaux yi di sant yàlla bu baax a baax. alhamdulillahi rabbil alamin gannaaw bi yàlla defee li muy def ba pare jaarale ko ci ay nit mu tudd tamit ni bakkan du fi rot tey ci li nga xam ne am na fi loolu ñu ko koy sante bu baax a baax tey jii toogaay bu ñu toog bi bu doon suñu sago lii bu muy xew mu fekk ñu fi ñun bañ fi fekk ñi nga xam ne ñooñ la yàlla tudd ñu liggéey ak ñoom parce que yéene wuñ leen ko tey jii bu desoon rek ñu ñëw jël ay bakkan ñu ñaan ñun mu fekk ñu fii bañ fi fekk keneen loolu muy beneen bi ñu ngi sant yàlla ci nawloo bi nga xam ne suñu mbokk usagers yi en général muy suñu auditeur suñu téléspectateur suñu internaute nawloo nañ ñu ko di sant suñu ay kilifa yi nga xam ne bi lii xewee muy président conseil d'administration monsieur Youssou Ndour muy directeur général groupe bi muy Birane Ndour muy yeneen kilifa yi nekk ci parce que dégg nañ leen nag ak ñun avant ñoo ñëw déjà yàgg nañ ci yoon bi parce que dañoo ñëw ba jege dëgg la ay policiers téye ñu ci yoon bi ne ñu mënu leen egg foofu te ku ñu bàyyi woon ñu ñëw waaye ñoom ñoo ñu téye nañu bu leen demagum ba heure bii nii la ñuy doog egg waaye yàgg nañ ci yoon bi di masaw suñu naatangoo yi nekk ci immeuble bi yëpp muy l'observateur muy administration bi techniciens yi journalistes yi muy agent de sécurité yi nga xam ne ñoom ñuy nekk en première ligne lu mel nii bu amee di masaw suñu naatangoo ak suñu collaborateurs yi nga xam ne yàqule nañ fi parce que ku ñëw fekk alalu jàmbur xamoo sax ku ko moom faf parce que mënoon na nekk alalu ku ne yow xàmmeewoo ràññeewoo ñëw rek taal loolu ñu ngi leen ci masaw waaye tamit ñu ngi gërëm parce que loolu il faut ñu def ko El Hadji Assane gis ngeen ñii def lii ñu ngi leen di gërëm yàlla na leen yàlla fay lu gën li ñu def nii yàlla na leen yàlla fay lu gën li ñu def nii yàlla na yàlla delloo si seen xel amiin yàlla na yàlla delloo si seen xel amiin ba pare nag delloo si jàmm ci dëkk bi amiin yaa rabbi li nga wax lii yaakaar naa mënoon naa si bañ a teg dara N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.